ci ZAC bi ba tey ñu ngi en ce moment ci locaux union régionale des coopératives d'habitat de Thiès ñu fas yéene seq waxtaan ak Babacar xam ngeen ne mbirum suuf très souvent coow yu bëri da ci am donc yaakaar naa ne taxawaayu union bi dañu koy axé le plus souvent ci loolu moo tax ñu ñëw seet si Babacar di kenn ci ñoom ñu bàyyi ko mu daal di présenté wu wax li nga xam ne tamit moo tax a jóg union. Voilà, merci beaucoup. Man la Babacar Samb, ingénieur civil. Donc, Babacar voilà yaa ngi ñuy dalal tey sa locaux yi suñu ne union régionale des coopératives d'habitat loolu day firndeel ne dafa dajale ñu bëri. tey lan mooy taxawaayu union bi. waaw union régionale des coopératives mu nekk benn mbooloowu coopérative ñu ni union des coopératives de construction et d'habitat maanaam tey jii nii mboole nañ coopérative yi. ñu leen di jox lépp lu nga xamante ni si dafay jëmee ci dëkkuwaay yi nag boo ko déggee am na lu ci jiitu la ca jiitu mooy am pàkk ba ami kayit yooyu war a nekk loo xam ni dafa régulier parce que tey bu ñu xoolee comme ni nga ko waxee suuf bëri na ay litige bëri na ay coow bëri na ay nangam ak nangam donc tey bu ñu créé ay bu ñu jëlee coopérative yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi yëpp boole leen ñu nekk ci benn union. ñu leen mën a permettre ñu caytu ñoom fa ñuy dugal seen i dërëm pour am suuf ndax foofa fu ñu war a dëkk la. bu ñu fa dëkkee ndax it foofa mën nañ koo valoriser waaye nag ndax la nga xamante ni si mooy wàccuwaay yi nga xam ne war a am ci dëkkuwaay ma la ko maanaam muy ndox maanaam muy courant maanaam muy tànn ñu koy woowee viabilisation su ko defee nit ki am pàkk boo xam ne moo ko moom boo xam c'est viabilisé ñu weesu ci loolu mu am pàkk boo xam ne kayit ya baax na. ndax bëri waa na ku am parcelle ba ca cappaandaw ba ñu la fii kat nangam doxe nangam donc loolu mooy liggéeyu bu ñu koy ramasser mooy liggéeyu union régionale des coopératives maanaam fexe ba li ñu am pàcc bu ñu amee pàcc fexe ba këyit ya baax bu këyit ya baaxee ñu fexe ba lépp loo xamante ni si commodité la am fa maanaam ndox courant bi lépp bu ñu ko def bu ci loolu weesoo yi ñu wax ci li nga xam ne mooy dimension environnement jëmbat garab dëkkuwaay bu sell ak. naka la ñuy tabaxee yooyu. suñ déggee kàddu bi nga xam ne yëkkati nga ko mu mel ne jafe-jafe dina ci bëri. parce que nit day jënd këram at ñaari at ba ñetti at xamul ne sax kayit gi yu mu yor valable ñii acte de vente lañ yor ñii am difficulté pour mën a xam seen kër fan la situé ci carte bi. je pense que donc loolu xam naa ne travail bu costaud moo leen di xaar. effectivement noonu la demee parce que ñun boo xoolee déjà on a plus de 6000 membres. am nañ plus de 6000 membres yoo xam ne ils sont tous au niveau de la région on intervient à Thiès à Sindia à Gandigal foofu noonu yëpp union régionale dafay fépp foo xamante ci région bi la union régionale dafay teg tànkam bu ko defee ci ñu ñuy liggéeyee ku ci ne tey jii am na registre yoo xamante ne si ku ci ne membre bu ci ne xam nañ sa parcelle fan la nekk am na fi ay ingénieur am na ay géomètre yoo xamante ne si nit ku nekk boo fi toogoon 10 ans boo ñëwee. boo nee Moussa Fall nee la tel ñu ne sa parcelle mooy numéro temps mi ngi nekk par exemple ci ZAC 2 wala mi ngi nekk Balabé wala mi ngi nekk nangam wala mi ngi nekk nangam. ci kaw loolu dañ la jox ay que parcelle rek bala noonu danañ la accompagner. accompagnement bi ci jiitu mooy kii boo mënti am nañ xool ndax kooku titre foncier la wala bàyyi foofu bu dee benn la ci ñaar yooyu alhamdulilah bu dee nag bu ci benn ñu xool ñu nan lañ lay accompagner pour que kayit boobu nekk. autorisé nekk bàyyi wala mu nekk titre foncier ndax ñaari kayit yooyu te dëgg mooy kayitu kër. ndax ci nga mën a dem banque ci nga mën a def lépp loo xamante ni si sa pàcc dina la ko mën a permettre ci kaw loolu bu fekkee ni yow sa kayit attestation la wala acte de vente wala lu mu mënti doon dañu mën a accompagner la dafa la li ñuy wax dossier de bail constitué la ko coopérative moo la koy constitué. mooy dem déposer la ko mooy dem suivre la ko bu mu génn mun na sëñ bi ma ne waa ñu ne bismillah ñu waaw d'accord loolu weesu am naa kër kay di baax accompagnement bi ndax fa lay yem ñu ne déedéet est-ce que am nga loo ko tabaxee ma ne amaguma lu ma ko tabaxee ñu waa union bi mën na laa accompagner ànd ak yow ba ca banque bi lebal la xaalis nga liggéey wala moom ci boppam union bi am na ay projet mën naa cee cité ñaar ba ñett ñu naan financement participatif boo xamante ne si union mooy génne ak ay membres seen xaalis seen dërëm ak seen ñaata tabaxal nit ñi au fur et à mesure c'est un projet qui est en cours. mën nañ def ce qu'on appelle aussi location vente
nga xamante ni si c'est un projet boo xam ne aussi c'est en cours dañ lay tabaxal kër gi ba mu pare weer bu jot nga koy fay ba keroog muy mat ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que bu ñu xoolee rek pàkk ba am nga ko régulariser nañ la autorisation de construire te lu am solo parce que tey jii nii bu fekkee lu jafe. lu jafe te coopérative day taxaw taxawaay boo xamante ni si tey membre ba amul sax pour xam fan la urbanisme nekk wala fan la mairie nekk ñoo na joxe na ko itam dem ñoo koy toog utal ko baal utal ko autorisation de construire utal ko kër yëpp moom ñoom bu bëggee ñu dugal ko ci projet bi bu bëggee ñu boole ko ak ay banques ndax am nañ aussi ay banques yoo xam ay partenaires coopérative bi la am nañ aussi ay partenaires yoo xam international ONG international foofu bëggoon naa ñu taxaw fu tuuti parce que très souvent gis nañ ne léegi tendance la mooy de plus en plus ay coopératives d'habitat ñu ngi am de gauche à droite on pense ñi jàngalekat yi waa hôpital ba ci sama mbokk taskat xibaar yi coopérative d'habitat yi ñu ngi génne ay champignons mais sakkan nañ est-ce qu'ils sont elles sont bien organisées est-ce qu'elles sont régulières nan ngeen leen di accompagner fii ba ñu am jumtuwaay bu ndëgërlaay bu dëgër ba nga xam ni ñoom lépp lu ñuy def dafay ànd ak yoon. effectivement xam nga coopérative boo gisee dafa gën a fiable maanaam dafa gën a wóor parce que xam nga. foofu la sa xaalis ëppee sécurité. foofu la sa xaalis ëppee sécurité parce que bëri na woon ñoo xam ne dañuy jaay de manière individuelle wala ngay dem ci ay promoteurs et cetera et cetera mais coopérative dafa am na muy doxee. da ngay am assemblée générale da ngay wut sa agrément da ngay def donc dafa am na muy doxee boo jaaree ci yoon boobu ba noppi ñu wax nag li nga xam ne faîtière la tey jii Thiès laa nekk ci union régionale bu Thiès laa war a mën a ñëw foofu pour profiter ci avantage yooyu bu ma joxe exemple bi nag ñu ngi fii ci ZAC 2 bi ZAC 2 bi ça sur les 3800 parcelles 3800 parcelles 2193 yi coopérative yi la ko def et muy benn ñaareel ba à moindre coût c'est-à-dire bu ñu xoolee ci même assiette bi. ñi nga xam ne ay particuliers lañ dañu demoon jëndi directement au niveau service bi ko doon jaay ñoom ils ont payé 2 fois plus le mètre carré que coopérative donc loolu mooy force coopérative moo tax lu ci bëri nit ñi léegi ils ont compris que le système coopératif mbooloo mooy mais nag coopérative boo xamante ni si yaa ngi ciy dëkk da ngay ñëw adhéré ci ñoom soo ñëwee. adhésion bi nan lay demee. waaw xam nga dafa am li ñu naan code de loi wala daa am ko waxee lépp luy coopérative lépp yoo xam ne organisation de coopérative bi aussi. moom mooy képp kuy bokk ci coopérative wala ngay bokk ci union de coopérative da ngay fay li ñu naan part sociale da ngay fay li ñu naan des cotisations. te ñaar yooyu mooy base parce que coopérative société de personnes la aussi tey jii boo xoolee cotisation yooyu ak part sociale yooyu moo tax union régionale mën na am ay emplois yoo xam ne chaque mois dañuy fay. te boo xoolee le travail que les gens abattent utal la kayit ak yéeg beeg wàcc beeg utal la kii nangam ak nangam. ak pression bi nekk ci suuf. non pression bi nekk ci suuf beneen affaire la ba pare gis nga regardez par exemple waa ji même bu fekkee ni même un plan de construction membre bi nga xamante ne si mi ngi ci coopérative lañ ko koy may donc gis lépp li nga xamante ne c'est effort la coopérative bi ñu koy def pour ses membres donc cotisation yooyu su ko defee. soo amee sa coopérative nga daal di ñëw ak sa président ak yooyu ñëw rencontré union régionale nga xam ne su ñu très ouvert ñu daal leen di intégré ci coopérative ci union régionale des coopératives du dina leen permettre ñoom seen i activités ñu doon doxal ba amoon seen i suuf ñun dinañ leen mën a xoolal caytul leen ndax na leen ko jaayee baax bu baaxee ndax comme procédure moo sànq am na ñu dem ci suñu flancher rek moom. ku la dégg xam ne njariñ la bokk ci coopérative d'habitat mais njariñ la jege li nga xam ne mooy union régionale bi parce que yaakaar naa ni moom dafay tëddee njaaxaanaay pour permettre ñëpp ñu daal di progresser mais ku wax tamit wàllum suuf wax wàllum difficulté yi. ñu ngi fa te suuf moom këyit. suuf këyit la donc loolu mooy suñu première difficulté maanaam wàllum këyit di gaaw. ñu dem di ko déposer ñu mën di jël un minimum de temps c'est vrai que nag service ci intervenir bëri na wante service yooyu noonu maîtriser nañ ndax xam nga lotissement bu ne. bala ñu ko autoriser coopérative moom du ko ci lotissement moom autorisé woon wala mu mettre population bala ñu ko autoriser service yooyu noonu yëpp jaar na fa ba ñu d'accord donc si bu fekkee dama ne individuel. kon daal ku jaar fii mën nga jàpp ne Descos du fa jaar bindal. dafa tuuru sax nga xool
defal tour ZAC bi parce que nous pour les coopératives on travaille sur les titres fonciers globaux. Moom 7 sites yi nga xamante ne si union moo ko jox wu ma sax nag si li nga xam ni coopérative ñoo ko moom seen mais amul benn boo nga xamante ne si amul immatriculation muy benn ñaareel comme ni ma ko waxee dañ nga toppatoo yow léegi sa bail individuel boo xam ne sa tur lay nekk ñetteel ba nga autorisation de construire kon loolu su amee. soo amul koppar ñu gunge la ba nga amee koppar donc loolu su amee yaakaar naa ne DSCOS am fa wàll ndax DSCOS c'est la direction de surveillance et de conservation des sols moom day xool ndax fi nga tabax war nga faa tabax. ndax am nga kër yoo di nga ko yoo ko tabaxee ndax foofu c'est pour tabax bu fekkee nag yooyu yëpp fànq nañ ko comme ni ñun précaution yi ñu jëlee parce que bëri wane na sax ay promoteurs yoo xamante ni si dañuy ñëw diñu approché mais suñu xoolee ba ca biir dañuy xam ne fii actuellement moom mënagul a nekk loo xam ne dañ koy dëkk peut-être c'est en bonne voie parce que nit yëpp mën nañ jël les documents déposé wala commencé jaay mais tant que génn amul dara loo xamante ni si leer na ci donc loolu union bi ci dugal loxo. appel bi lan lay doon. waaw di gën a remercier nag di remercier nos 7000 membres yi nga xamante ne si ñoom ils ont fait confiance à l'union régionale te it union am na lu mu def pour ñoom ñaare ba di remercier aussi toute la direction qui sont là notre directeur notre chargé de mission et l'agent commercial la secrétaire les stagiaires et aussi nos partenaires. Comme je l'ai vu tout à l'heure, on a beaucoup de partenaires. On a des partenaires nationaux comme internationaux. On a cité par exemple la Socodévi qui est là. Il y a des PHS aussi qui nous appuient. La DGIA, Direction de l'urbanisme. Ce sont vraiment des partenaires qui nous appuient. Aussi, dernière chose, moi, nous avons accès aux fonciers. Il faut que nous ayons parce que fi mu toll nii ku ci ne nit koo gis muy dox xelam ak xolam la ca nekk mooy ñeenti borne yoo xam ne moo ko loolu daal moo nekkoon suñu déglu.